asalaamualeykum suñu mbokk yu tedd yi ñi ngi leen di nuyu di leen dellu ziyaara bëggoon rekk participer tuuti ci émission bu am solo bi nga xam ni moom la soxna Khadija Atijani ak soxna Rama Atijani di def te yàlla dogal tey ñu présenté ñu benn thème bu am solo pour ñu débattre ci waaye yàlla dogal li ñu invité koo xam ni ci wàllu gëstu yàlla may na ko ci loo xam ni lu mu mayul ñu bare la muy Cheikh Alé Niang Atijani mu def ci it introduction bu am solo tey ñoom ñu fas yéene waxtaan ci la ñoo tuddee ñooñu ñuy wax boroom ñaari tur yi waaye mu mel ni fléau boobu nga xam ni jamono ji ñu toll bare na lu mu yàq ci àdduna li ñu ci njëkk bëgg leeral mooy dafay loo xam ni mënul woon ñàkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay prophéties yi mu junjoon ni ci aaxiru zaman dina ñuy tukkil àdduna muy wàllu la ñoo tuddee góor jigéen kon yonent bi junjoon na ko ni aaxiru zaman loolu daña am te lu yonent bi tudd ni dana am rekk forcément ni loolu dana am moo tax bi ñu ci tollo it gis ni zaman mel ndax àdduna bi jaxasoo na jaxasoo boo xam ni góor yële ña ngay ànd seen biir waaye aussi nag jigéen yee ña ngay ànd seen biir te dafa mel ni sax boo xoolee ñaar yi danga naan ñii nga xam ni tuddee nañ leen ay homosexuel ak ñi ñu tuddee ay lesbienne tey jii jafe na pour nga xool ñaar yi ban moo ci ëpp ci nombre ndax dañ koy def di làqu am na ñoo xam ni dañ koy def di làqu ñi leen waroon dénoncer it li ci ëpp ci ñooñu dañ leen xamal loo xam ni buñ ko waxee àdduna tas te itam ni ñuy faral di doxale ci suñu réew ñun mi ñu xam muy Sénégal nga xam ni ñu bare balaa ñuy wax rekk mbir mi dafay dem ba bu doon safara buy lakk la ñu ne lakk na àll bi ba àll bi jeex na ñu soogay jug yor ndox di fay walla ñu bàyyi ba jaan bi romb ñu des ci watat bi di dóor ndax lii yëpp éducation de base la boo xam ni kenn ku nekk waroon na ko jéem a fexe def ci sa njaboot ba nga xam ni occidentaux yi suñu ñëwee ak seeni idéologie yooyu nga xam ni ay idéologie satanique la duñu mën dugg ci biir kër yi ba yàq njaboot gi waaye tey da ngay gis koo xam ni doomam sol na tubéy wàcce ko ci loo xam ni du yëfu góor gu sol tubéy war takk tubéyam ba mu dëgër mu bàyyi noonu ceinture bi woyof jiital benn kuy saaram bu kenn xamul la muy nuru di dox génn ci kër gi romb baayam di julli te baayam du ko wax dara bu dellu see fekk yaayam toog ci salon bi te yaayam du ko wax dara su ko defee kooku façon doxalin boobu muy dox boo demee ci dëkk tubaab yi da ngay yëg ni ñooñu seen façon bu ñu rombee rek nga xàmmee ni ñii ñan lañ te malheureusement mooy ñun africains yi dañoo bëgg toppandoo lu nu xamul sax lan la ndax léeg-léeg nit amee comportement yoo xam ni boo ko laajoon moom sax comportement bi mu amee lu mu ci jublu du la ko wax dafay toppandoo ñoo xam ni xamul sax
dëgg-dëgg lu tax mu di leen toppandoo. bu dee ñenn ci jigéen nit nga gis leen nu bokk seeni néeg lu nekk nu def ko te kenn du ci yëg dara. bu demee ba loolu mujj doon jukk ci ñoom. waaye comme ni ngeen ko waxee it ñu bare di utiliser xaalis, ñii di utiliser xaalis pour dugal nit ñi ci seen mbir kuréel yooyu. ñii di utiliser parce que seen xel nee ñu léegi ni jamono di doxe foofu la tollu. foofu la tollu pour ñu mën a ànd ak jamono di dox utiliser xel yooyu pour mën a dugal ñoo ñi ci seen mbir. kon bu doon yàqu-yàqu am na ba noppi. yàqu-yàqu am na mais mënul woon ñàkk am ndax prophétie la lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon la. axiru zaman loolu mënul woon ñàkk. wàllu homosexualité dinañ ko gis, wàllu lesbianisme dinañ ko gis. waaye li des nag mooy ñu fexe ba xool nan la ñuy fexe ba éradiquer loolu. nañ ko mën a éradiquer nag mooy li Cheikh Serif wax léegi, lumière moo ko mën a éradiquer. lumière moo ko mën a éradiquer, moo ko fi mën a dinde. lumière bi ko fi mën a dinde nag moment bi mu war a dindi loolu bu jotee dinañ gis ni lumière bi dina ko effacer. ndax yonent bi prédiroon na ni dana am ci axiru zaman waaye dana dañ itam. waaw kon benn bu ca nekk daf ciy am mais dama bëgg wax ni au lieu ñuy toog rek di xool désastre bi ni mu mel di ci jaaxle, bari na lu ci xew ba toll fi mu toll. pourtant ñi nga xam ni ñoo ko dimbali ba loolu àgg fi mooy ñi waroon doon responsable taxawu seen njaboot. ndax xale bu góor bi 14 ans bu ko amee wala 13 ans sol tubayam wàcce ko sol kuy saaram di def lu ko neex, baay bi waroon yare du wax, yaay ji waroon joxe ay leçon de morale du joxe benn leçon de morale. xale bi continuer noonu. jigéen bi it lu ko neex lay def, yaay ji du wax, lu ko neex lay solit, yaay ji du wax, baay bi du wax. su ko defee nag ñooñu bu ñu demee ba yàgg ñoom ñu jël télévision bi toog naan dañuy jéem a wax ci feebar mi te xamuñu ni feebar mi moom seetaan nañ ko ba mu dugg seen biir kër te defuñu woon dara pour baare ko. ban xalaat lañ ci war a am. moo tax il faut ku nekk jël sa responsabilité, xam dëgg-dëgg ban taxawaay nga war a am. te loolu yëpp nag gis nga li ko indi mooy ni ñuy utiliser diine ji di ko foowe moo ko indi. jël diine ji, diine di lu sacré, ñu waroon def diine ji ni alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko fexe di ko def ci bopp nit ñi pour ñu xam ni kàddu bi yàlla la te yàlla xamul tappale. waaye ñu jël diine jooju nga xam ni warul nekk mbubb ma ñuy sol, dafa war a nekk liy defar nit, mais malheureusement ñu jël diine ji def diine ji business. def diine ji business. war a dundal alxuraan ñuy dunde alxuraan. ki la fay ni la kaay wàcceel ma kaamil nu mu mënta mel bu la fayee rek nga ñëw wàcce. jël diine ji waroon xam ni diine ji lu sacré la, waroon xam na ñi koy doxale, ñu jël diine ji def ko business. ñi waaraate bu ñu waree waar nit ñi ñu dégg, wax leen li yàlla wax leen li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral. ëllëg ñu tërale ko noonu déedéet, dañuy wax pour nan la ñuy fexe ba nit ñi jël xaalis jox leen pour seen poos yi fees. moo tax nga gis léeg-léeg ku ñu dugal rek ci cérémonie ni la waaraateel, au lieu nga wax li yàlla wax li yonent bi wax, tëral xaqiqa dëgg-dëgg na mu leere. xanaa da ngay nekk de théâtre pour nit ñi di jël xaalis di la jox. léegi nag bu dee ci ñoo ñëpp la ñu daje ni yaakaar nañu ni ñii ñoonu mën a dimbali ba musiba yi ci réew mi dañ fi, kon door nañu suñu loxo ci ëkk. moo tax ma ni ku nekk na defaat taxaw seetlu ndax li ngay prôné ci mbedd mi ndax njëkke nga ko ci sa kër ba noppi. ndax li ngay dem ca télévision ba ñu invité la nga yore émission bi di sonal nit ñi, bu dee borom mbooloo la ndax wax nga loolu say taalibe ba noppi ñu dégg ko. lu jar di xam la. tu ko defee nag lii ñëw musiba la, ndax wàllu góor jigéen moo gën a doon musiba ci àdduna.
wàllu lesbienne yii nañuy doxale muy jigéen ak jigéen di ànd mooy musiba bi gën a bonati ci àdduna. yonent bi daan na wax ni buñ ci àggee bu yàlla tukkilul àdduna rek na leen leer ni man sama jëmm bi la ciy xool man yonent bi ba léegi. waaye bu dul woon sama jëmm tukkil na àdduna te loolu mi ngi fi fees ba dootul jeex. dem nañu sax ba léegi amatul nëbb. bu dee ci réewu occidentaux yi moom kenn waxul ndax dañ leen di maye nii ñuy sëy ci seen biir waaw. waaye ñu yëg ni loolu mandarga axiru zaman la. ñu yëg ni loolu it li muy wane ni mooy àdduna jeex na ba nag moo tax ku fi toogaat di xalaat àdduna des na fi 500 ans des na fi 1000 ans xamuloo sax li xew. tax yonent bi waxoon na bu ñu ca accès nii jour boo tëddee teg sa bopp rek mën nga xalaat ni mën nga bañ a yeewu ndax suuf mën na wëlbatiku ci guddi gi waaw. tellement que pour wax noonu affaireu góor jigéen mel ak ni mu ñaawee ci kanamu bi yàlla. kon su yóbboo rek ñu bàyyi ci xel waaye bàyyi xel bi mooy ku nekk jël sa responsabilité. li nu ko jural yépp mooy foowe bi ñuy foowe diine ji moo ñu jural lii. foowe bi ñuy foowe diine ji aada bi ñu defe ni diine aada la jël diine teg ko ci business teg ko ci tappale teg ko ci enseignement yoo xam ni nit ko buy wax bakkanam rek lay waxe pour lan. enseignement yoo xam ni nit ki war a basé wu ci li yàlla wax mu jël bakkanam di ko waxe di wax lu ko neex loo xam ni li ma koy faral di nettali mu di ma metti damay wax ni loo xam ni même ki koy wax sax gëmu ko ba pare nag bëgg ña koy déglu gëm ko. kon gis nga ñun ñii di wax wàllu diine nañu fexe ba xool ndax diine jooju prôné nañu ko ba mu dugg ci roxo nit yi ba noppi. nañu fexe ba xool ndax kër yi njaboot yi nii xas ak di wax ndax njaboot yooyu jug nañu ci ñoom ba noppi. lu am solo la waaw. dégg naa benn mbokk di ko wax yàggul mais wax na dëgg muy période bi fi Rihanna di ñëw te gaa ñi wax déedéet bu mu ñëw bu mu mais lim leen wax dëgg la dafa ni leen ñaata Rihanna ñoo nekk biir Sénégal nekk seen biir kër te pourtant mu ni déggoo kenn koo xam ni wax na ci ñooñu. moo tax gis nga Sénégal yi dañu miin dem di xeexi lu sore te mi ngi nii seen biir kër. te li mag ñi di wax ni mbay ci sa weewub tànk mbay ci sa weewub tànk balaa nit di génn di seeti beneen àll buy tàkk mu di ko jéem a fay na fay biy tàkk ci buntu këram ba noppi. waaye ni ñu seetaanee njaboot gi boyal leen bàyyi leen kenn yeddatul parce que nag xam nga lu tax ñu bare sax yeddatuñu ndax ñu bare doonatuñu ay exemple moo tax. te defe naa boo doonul exemple mënoo yeddaati su ko defee nag alalu àdduna jiital leen rek. ñi nga xam ni itam ñoom secte yooyu la ñu bëggoon ñu dugg yàq société musulmane bi ñoom ñu utiliser xaalis pour implanter secte yooyu di financer ay nit pour ñu di leen doxalal idéologie boobu ci famille yi di changer xel yi nga xam ni mooy xel yu ñu amoon muy xel yu rafet yi di ci def ay xel yu ñaaw. su ko defee loolu yëpp nag Iblis taxaw di leen ci jàppale. moo tax lu jar di seetaat la am na lu ñaaw la mais nag dana mës a jóge ci monde shahada ndax yonent bi prédiroon ne dana am waaye prédiroon ne it ni dana jeex waaw. waaye kon ku nekk rek bu yóbboo mu jël responsabilité am te doore mbay mi ci weewu tànkam bala ngay seeti leneen ca àll ba njëkkeel ci biir kër gi ba noppi. te wax naa ko toujours ni xale yu góor yi sol nañu tubay wàcce def lu leen neex te seen waa kër waxu ñu leen dara jigéen ña dem di ànd ak ña leen neex te seen waa kër waxuñu leen dara te li gën a dangereux mooy bàyyi boobu seetaan loolu ci këram bu xëyee mooy dem jël télévision bi naan day jéem a dingat ñeneen. kon nañu seetaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp xoolaat nañuy organiser. tabarakallahu loolu rek la ñu amoon pour participer ci di ñaan yàlla na yàlla taxawu leen ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi barke Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani.